auzu billahi mina seytaani rajim may ñëw di wax ak yéen ci seytaane Sénégal yéen lay woo jàmm laa fi ñaan. salaamaaleykum maa ngi nuyu bu gën a fort muy asalaamaaleykum te xam naa ne yéen a ngi may fay Sàmm Sa Aada production Sàmm Sa Aada label Sàmm Sa Aada TV moo ñëw tey di leen wan inondation bi am fii ci commune Yeumbeul Sud ñuy quartier Mathiar Xaali tey le 8 septembre 2020 muy mardi depuis samedi ba léegi xam ngeen ndox mi wàcc ci réew mi bari na macha allah mais après 3 jours mu mel ni ndox mi jógewu fi oto yaa ngi ŋàcc borom kër yaa ngi ŋàcc mais demul ñu pare pour wan leen li xew Yeumbeul Sud yéen ñi yàlla may doole may kattan ngeen war ci mën a jàpp xool leen lii ngeen jàpp ci fi ma taxaw nii maa ngi mbedd bu mag boo ñëwee ba Thierno Ndiaye nga dugg mbedd boobu jëm buur moom la ñuy wax mbedd bu mag li sama ginnaaw yéen a ko gis kenn du leen ko wan ma dugg ci yéen ci biir kër yi wan leen leneen ak leneen ngeen gis xam ne metti na lool te jeexagul ku ci mën a jàpp ñëw nga jàpp ci à tout de suite. taxaw sunu papa Djibi Thioub ñi ngi buntu këram war naa leen léegi mbedd mi ngeen xool benn ci kër yi xam ne si inondation yi moom la laal weddi gis bokku ci papa lan nga ñuy wax ak nan nga dundee li nga xam ne si mooy xew-xew bi. bon lii bon pratiquement du tey inondation bu mu commencé ba léegi nii lay mel bon ñu ne c'est que ñu comprendre ne xam nañu lu ñu dal ñu ngi woon dans la zone de Thiaroye nga zone bi zone Thiaroye la soo jëlee. Médina Gounass. ok Guédiawaye Wakhinane ñun sax nga jël Djiddah Thiaroye Kaw. nga jël ginnaaw raay nord Diamaguène Sicap Mbao Thiaroye Gare Yeumbeul Sud Yeumbeul Nord dañoo dëkk ci dex tubaab bi di ko la nappe phréatique loolu il faut nit ñi xam ko ñun dañoo dëkk ci ndox ci napp boobu moom lañ doon pompé di ko jox nit ñi ñuy naan napp bi pour gàttal bon bëgguma kii napp bi dafa nekkoon ci àll soo xoolee forage ñoo nekkoon ci àll bu ko kër yi wëree suñu fosse yi ce ne sont pas des fosses septiques c'est vrai dafay wàcc suuf sànni fa lu ñu tuddee du nitrate nitrate bi normalement OMS dafa ne 50 milligrammes de nitrate pour 1 litre d'eau ñu yóbbu ko kii ñu mën ko potabiliser malheureusement fii ñun bu ñu ça fait 5 ans de cela jamono Ablaye Wade nous avons eu la chance ñu ñëw yóbbu ñu suñu ndox nii suñu forage yi c'est le F21. yóbbu ko laboratoire bu ñu ko testé ñu ci waa 606 milligrammes de litre. tey ñu ngi ci kër Pa Djibi Thioub comme ni nga ko gisee Abdou fan ngay fanaan ak ni kër gi mel. kër gi ñu mel moom métti nañu trop mais saa amuñu fanaan suñu fanaan paa bi la ñuy bàyyi mu fanaan si kaw ñun ñu dem si jàkka ji tëdd foofu fanaan foofu. léegi paa bi mooy fanaan ci kër gi yéen ngi dem fanaan jàkka ja mais instant la mooy solution pour yéen. ñu ngi koy moom dañuy ñaan ndimbal rek maire bi ñëw dimbali ñu. parce que maire bi diggoon nañu ay moto pompe pour ñëw placé ko fii yóbbu ko si raay ba foofu am na canal mais ba léegi nii on a rien vu maire yi ñoom dañuy wax mais duñ sàmm kóllëre quoi. d'accord parce que weddi gis bokku ci kii moom xaw ma kan mais lii moom très rapidement possible nuñ ci mën a gën a gaawee ñu gaaw ko xoolal fi ko ndox mi toll. léegi defal say balayage après nga jël fii ñu génn. génn lii laa doon wan léegi kër Pa Djibi Thioub këram nii la mel kër gi yéen a ko gisandoo néeg yi épaisseur bi dem na ba presque 60 centimètres fii vraiment te moom génnul kër gi ba léegi fi lay fanaan mais c'est grave ça lii moom fii la bët yam en tout cas yéen ñi nga xam ne yéen a ngi si naan am ndimbal bëgg a dimbaliwaate kii yeewu na ndimbal kii tey warul fanaan ci kër gi te depuis quelques jours fii la nekk c'est grave ça ñu dem xool warlaat leen yeneen am na ay documents bi ñu bëgg a wan
documents yi weddi gis bokku ci parce que am na expérience ci affaire yi xam na ni mu demee ñu dem ci moom mu am lu mu expliqué ñu xool. dafa am sax lu xam ne si parce que lu deful waxul luy ay di ñàmbat dañu ñëwoon pour wan leen inondation bi ni mu demee mais dañu gis loo xam ne si vraiment lu ne fànn kenn du ko jeex doy na sëkk amatul leen lu ñu wane lu raw lii. gis ngeen kër gi ñu leen wan léegi ni mu mel borom kër gaa yi nii toog yàgg na ci mbënd am na expérience ci mbënd ay documents am la yor mu ngi nii weddi gis bokk ci nettali ci làmmiñ borom père lan nga ñu bëgg a wan ci documents yi nga téye. waaw Ousmane dama leen bëggoon rek yéen ñu dëkk ci zone bi ma lay wax la zone de Thiaroye bii gis ngeen li ñu daal su ngeen ci jógul ngeen wax ci forage yi ñun ñëpp ñooy tox am nañ présenté un premier document le programme de mitigation des inondations de Thiaroye xam ngeen luy mitigation muy programme boo xam ne dañuy fexe wàcce nab bi ñu dëkk ñun ci kaw nab lañ dëkk loolooy mooy mitigation document bi xam nga ñu ko def ci ONG Suisse ñu ngi tudd Urbanisme sans frontières ñoo fi ñëwoon lëkkaloog Banque mondiale avec la SONES ñu def document bi c'était en 2009 document bi nguuru Abdoulaye Wade yëpp dañu ko ne woon forage mu fi njëkk fekk c'était des forages yoo xam ne ñu ngi ko fi defoon en 1950 vous avez su forage yi duñu ko taxawaloon parce que forage yi les forages sont infectés par du nitrate parce que suñu fosse yi baaxul étanchéité bi day dem quoi normalement c'est 50 mg de nitrate pour 1 litre d'eau mooy tax ñu mën a potabiliser cette eau là malheureusement man mos nañ jëw sonde suñu ndox mi yóbbu ko laboratoire ñu si coo à 606 mg de nitrate par litre d'eau xam ngeen ndox moom ku ko naan saa yaa loola dal yaa ko teg sa bopp léegi la programme mu état bi moo doon lan 6 forages la woon gars yi bu ñu defee seen étude ñu ne au-delà de ces 6 forages ñu si yokk 4 forages muy 10 forages forage bu nekk dégg leen li ma leen di wax forage bu nekk day daw 16 heures de temps jàpp nga 16 heures dans les 24 heures day daw 16 heures noppali ko 8 heures parce que machine du daw ka continuellement su dawee 16 heures de temps heure bu nekk dana pomper 160 litres d'eau forage bu nekk na pomper heure 160 litres su dawee 16 heures muy 160 muy 1600 xam nga muy 1600 litres d'accord ngeen 160 multiplié par 6 c'est 1600 litres nga multiplié ko par 10 forages yu wër de Thiaroye yu wër di nekk la zone de Thiaroye nag du question Thiaroye Gare dafa commencé ma ne leen mu ngi commencé Wakhinane Nimzatt dégg nga Médina Gounass dégg nga ñëw Djiddah Thiaroye Kaw nga ñëw Guinaw Rail Nord nga ñëw Diamaguène Sicap Mbao nga ñëw Thiaroye Gare Yeumbeul Sud Yeumbeul Nord loolu lañ tudd loolu tubaab tudd la zone de Thiaroye nous vivons sur nappe phréatique soo ko multiplié am nga déjà 10 am nga 1600 litres d'accord nga multiplié ko par ces 10 forages yu ñu tabax muy 16000 mètres cubes eau la ñu war a dindi si suñu nappe bi di ko yóbbu lan la ñu waxoon ci programme bi il était question que ñu dem ay Bambilor ci toolu dër yi toolu ñaa yi ñu dem jaay leen ndox mi parce que le nitrate c'est de l'engrais vous avez saisi mais malheureusement su ko demoon tey foofu presque tool yooyu tey nekkatu ay toolu dër duñu ko nekk na ay suuf am suñu fuñ ko deuxième kii les process mooy machine au niveau des industries duñu soxla ndox bu ñuy raxase deuxième partie ndox mi ñu jaay leen ko foofu mais programme boobu dafa xaw a taxaw ndox mi mënuñu pomper 16000 mètres cubes amul fenn foo ko fi mu ne bu ñu ko doon yóbbu ay Malika soo ko fa yóbboo day inondé laata forage yi su dawee ba mu yàgg gis ñu arrêté ko waa Malika du ñuy kaas parce que ndox mi xaju fa 16000 mètres cubes eau par jour chaque jour ñu pomper ko yóbbul ko waa Malika day inondé ñun lu ñu dal xam nañ ko nañ ñëw ñu fexe ñoom les process industriels yi ñu doon wax ak suñu ko amul Bambilor mais nañ changé un programme nañ ko yóbbu feneen ñu yóbbu fa ndox mi. li mu wax nii ngeen xam lu ne fàng kenn du ko jeex document yaa ngi nii mu téye maîtriser na ko xam na ko te ndox li may wax chaque jour rek doo ko wax bul ñëw fi mu naan ko jaaral nii te tey lan mooy yoon ni mu ko waxee tey forage yi bu ñu doxul ndox moom toog fi ndox mi jógee ci kaw ñëw fekk ci biir suuf ñu daje jàmm mënul am ren gis nañu inondation yoo xam si tey fu kenn mosul yaakaar na ndox dina fa am kon li mu wax commencé na ñëw te bayit sawew tànk moo tax bi ñu jugee mënu gën a jige ñu ñëw ci moom yéen ñiy seetaan te am ndimbal mën a dimbale te bëgg lu ngeen def lu ne fànk kenn du ko jeex jug leen ci lii yéen kilifa yi ñun xam lu ñu mën jël suñu micro talal ko ñi nga xam si ñoom la mbir bi daal seen kaw ñu wax ñu nan leen déglu nag bàyyi leen xel te bañ a xeeb seen i ay wax ñu ngi jàll ak yéen nag ci yeneen image ngeen gis leneen ci yeneen milieu yoo xam ne si li mu wax léegi mooy suñu jugul ci lii su màggee ñi ci fii ak ñi ci fële ñëpp dañ ci bokk yam te ay du yam ci bopp borom comme ni ngeen ko xamee à tout à l'heure. jaaxal nga ñoo yow de tas ngam réew
tas na kër gi ak gee yàq ànd bi ak bee xañ ñu lii ak lee tere ñoo lee bu la jekkoo yaay xaritam mu lay bàkk ngay xuus bala ngaa ter yàqu seytaane weeg ndawam nga des ak gàcce nga boole ci bokko mu lay ree ñu lay ree mu lay reetaan ñu lay ree mu wéy di la ree boo ko tëwee mu def la noonu fu mu dem sosal la foofu sikk tafal la naan moytu leen diw dañ koy tooñ te day fob yow seytaane nit la du nit day sol tubéy di woddu ami soxlaam di ko dox soxlee weesul yàq kii moo yées onze billaahi mi ne seytaane régime seytaane bañu Sénégal yéen lay woo jàmm laa fi ñaan Sénégal yéen lay woo jàmm laa fi ñaan Sénégal yéen lay woo jàmm laa fi Sénégal yéen lay woo jàmm laa fi ñaan Sénégal yéen lay woo jàmm laa fi ñaan Sénégal yéen lay woo jàmm laa fi ñaan depuis 2009 ñu ngi ci inondation bi chaque année nii la ñuy mel dañuy génne suñu waa kër gi c'était toute ma famille mes deux frères avec seen jabar seen i doom ñoom ñëpp dañoo mujj génn dem Poul samay doom ñoo fi mujjoon ñoom ñëpp bërki démb dañoo dem Poul xale yi góor yi ñoo fi nekk ñetti xale yu rakk doom yu góor ñoo fi nekk mais ñu jigéen ñi dañ leen yóbbu Poul waañ bi fees na waañ bi kaay xool waañ bi xoolal waañ bi ba kaa xool cuisine taxawal noonu puusal yow kay non maa ngi koy gis liggéey cuisine père kër yi amatul cuisine amatul toilette kon wane boobu léegi sàmm sa aada production sàmm sa aada TV sàmm sa aada label ñëwoon di leen wan quelques parties ci inondation bi xam si moo am fii ci Yeumbeul Sud gis ngeen fi ñu jógee ak kër yi ñu jot a dem jeexagul nag ñu nag yéen ci yeneen anam ñu wan leen yeneen bërëb ak yeneen xew-xew yi fa am mais partie bi nga xam ne moom ngeen gis doy na waar yéen a ko gisandoo lu ci waaye mën ci comme solution nañ ko indi très rapidement possible à très bientôt ci beneen partie bi nga xam ne si moom la ñu wan ci mbënd mi am fii ci Yeumbeul Sud tey ñu ngi woon ci quartier Matar Xaali ñu gën ko xam ci Farba yéen a ko gis mais maa ngi lancé appel président ASC yi jeunes sportifs yi lan ngeen war a def mooy jug nekk benn jàkkaarloog mbënd mi jëlee ko fi parce que yéen jeunesse bi suñu loxo la nekk heure bi doon fekk ñu wax nawetaan Oscar ren yàlla indi na loo xam ne si Covid bi muy feebar bi xam ne si mu ngi ci réew mi ñëw mbënd doolee ko ci mais nag jeunes yi jug tak seen takaayu doon benn affronté xew-xew yi muy Covid bi muy mbënd mi à très bientôt ci yeneen éditions yi leen di indil ci mbënd mi ak sàmm sa aada à très bientôt incha allah. auzu billahi mina seytaani rajim. may ñëw di wax ak yéen ci seytaane.